épilation waaw tey à la dañuy cire. ñëw ci épilation à la cire xam nga nit ñi laam rek la ñu xam lamset la ñuy jël bu bees daal di koy dagg ci digg bi commencé la épiler loolu léegi nag dañuy ñëw dem seeti beneen méthode boo xamante ne esthéticiens yi ñoo koy def ñu continuer rek élément bi tonton Daouda bu disponible nga tegal ñu ko. léewul ba daal di rafet sax doo mën a def ci make-up yi xew léegi gis nañ ne yéen épilation à cire ngeen di def liquide bi gis naa ko ba nga ko defee xaw na tàng tuuti mais doonul loo xamante ne daf lay gaañ wala daf lay lakk ndax yéen yéenay defal seen bopp mélange bi wala da ngeen di jënd produit bi ñëw fii di ko defal cliente yi. oui waaw c'est normal jigéen bu ci épilé wul moom bàyyi sa yéel muy jaxasoo du nice il faut que de temps en temps aussi ngay defaraat tuuti yéel yi même boo maquillé wul sa yéel normal réglé rek day nice sa kanam dina mun a dem waa produit yi nag ñun dañ koy jëndal dañu koy jëndal Europe andil ñu ko fii ñu koy utiliser dañuy def cire ak pour peau sensible loolu la ñuy utiliser. ba pare tamit ndax épilation bi boo ko defee dina am différence ak épilation à lame am na ñoo xamante ne bu ñu defee épilation lame balaa mooy am 2 à 3 jours ngay gis seen karaw yi dafay commencer di sax wala mën na leen dagg wala mu agresser seen peau bi ndax risque yi nekk ci lame bi mi ngi ci cire bi. yaa ko waxal sa bopp soo épilé woo ak lame 2 jours day ñëwaat li da koy dindi ci racine bi c'est vrai que moo gën a saf tuuti que lame bi mais lame bi wóorul lame bi day doubler say poils bu fekkoon ne tey poils yi bu poils yi boo dindee poils yi 2 jours après da nga gis poils yi génn am na ñoo xam ne lame daf leen di jox ay boutons ñi nga naan ma peau cire da leen di jox bouton mais bu fekkee ne sans dépend ci cire bi ngay utiliser bu fekkee ne da ngay utiliser cire pour peau sensible du la irriter du la def dara ba pare ñun boo paree dañu leen defaral benn huile tegal la ci beneen crème pour rek resserrer pore bi nga xamante ne ni mooy créer loolu noonu waaw. merci à Aïta pour l'accueil tey nag ñi ngi woon fii ci institut bu mag bi nga xamante ne ubbil nañu seeni buntu lépp lu ñu bëggoon a xam ci diggante épilation ak soin de visage wax nañ ñu ko xam naa nag fa laay jaaree rek tàggu mbokk auditeurs yi ak internautes yi nag waaye nag duma ci yem ndax lu neex du doy damay daal di rek dugal nànk samay tànk bu ko defee rek ñu daal di ñëw defal ma sama pédicure bu baax moom mi nga xamante ne tey moom lañ fekkoon ci institut de beauté bu mag bi mu tënkal ci tënk rek wax nañu nan la ñuy defee suñu épilation à cire nan la ñuy defee soin nan la ñuy defee gommage lépp li nga xamante ne ci xeetu baaxu jigéen rek si la nekk waaye nag duma ci yem internautes yeeg may déglu di ma seetaan auditeurs yi di ma déglu. eh ben dis donc Lary fi nga toog neex na. ëpp na place bi nga nekk civilisé. c'est que man li ma déranger mooy Lary li tax bi ngay dem yóbbaale. ah non mais quand même. ma nekk sa ko baay. yow barki dem bi ngay dem ci docteur Kassé est-ce que dag maa tàgg wala dag maa yóbbu. non bokkul xam nga boobu moom dara dalu la macha allah yaa ngi sant yàlla fii nooy na. waaye lii comme ni ko gën a di waxee xeetu baax yi nii dafay dundal nit. alors Lary lii bu may dem Seydina laay yóbbaale. lii ci santé la bokk. man daal Seydina laa bëgg mooy sama xarit. non vraiment nag da nga sikk torop. voilà xam nga ne lii ci santé la bokk parce que defar sa yaram ba mu baax rek. absolument soins yi rek dafay wéral yaram comme tey niñ ko waxee ci cire la ñuy wax ñu bëri dañuy gis bu ñuy épiler dañuy jënd lame. déjà lame yi wóorul am na ay maladies yu bëri yoo xamante ne bu fekkee ne du ñu changer lame bi. mun nañ la ko wàll kenn mën na ñëw am benn maladie boo xam ne dafay wàllaatee. mu daal di ñëw jël lame bi épiler ma ci épiler ci may te fekk man am naa benn feebar automatiquement daf ko koy wàll parce que ci deretam lay dugg. ba pare boo defee lame da ngay gis 2 jours sa sourcil bi dafay commencer di saxaat te buy sax fenn fu benn génnoon ñaar mën na fa génn wala ñett ba pare dafay dëgër dafay karaw bi dafay gën a dëgër épilation bi nag boo ko defee non seulement mën nga toog 1 mois wala plus ça dépend si nit ki karawam nan lay saxee muy doog a saxaat te dafay jël forme dafay rafet ba pare du la gaañ amul benn risque boo xamante ne daf la si mën a fekk produit yoo xamante seen produit yi c'est importé ñoom dañ leen koy indil d'après lu mu wax dañ leen koy indil ñoom ñu ñëw defalaatal ko seen cliente yi dafa xaw a saf tuuti da ngay foog ne dafa tàng parce que dafa xaw a caramel mais boo ko ci defee ci saa si da ngay gis karaw bi dafay dañ doo ko yëg te sax bu rafet la sa yéen bi di sax par rapport ak lamset bi
léegi nag épilation bi yemul fii keroog xam naa dañoo amul woon temps moo tax ñu yem ñoom épilation lépp la ñuy def da ngay gis ñoo xamante ne seen karaw yi yëpp dafay sax wala góor ñi nga xam ne seen yaram yi dafay am ay karaw seen tànk yi boo demee aussi ñoom dinañ la defal épilation selon yow li la fa indi rek ñoom dinañ la defal li nga bëgg. ok voilà non non vas-y Maïté vas-y. man dama gis ñuy teg benn affaire di xëcc. maanaam loolu mooy épilation à la cire bi ngay wax noonu maanaam cire bi la ñuy def ba pare après utiliser dara pour xëcc ko walla loolu moom saful. loolu saful dina saf tuuti di nga koy yëg parce que xam nga ne karaw yu sew nga koy xëcc mais du saf comme saf bi nga koy yaakaaree. d'accord parce que ba pare buñ la ko defalee doo ko sax yëg. bu ñu la ko defalee ba pare après dafa am benn produit bu ñuy jël defal la ko ci def ci benn huile boo xamante ne dafay tëjaat sa pores yi. waaw bu ko defee adoucir ko doo am ay boutons doo sa kanam bi du irrité wu du am góom du def dara parce que am na ñoo xamante ne boo leen laalee ak lamset rek ci saa si da ngay gis fu lamset bi laal day def benn trait mi ngi mel ni rek góor ñi nga xamante ne dañuy wattu am na ñoo xamante ne supporté wuñu laam tondeuse la ñuy wattoo c'est la même chose. te bii nii moo gën a pratique laam moo wóorul ci boppam jël laam yor ko di ko xos sa kanam gi fu nekk nga aw ko loolu c'est pas. mais Lari dama bëggoon poser benn question ñi am problème capillaire par exemple ki nga xam ne dañu am karaw yu ëpp fii wala jigéen ñi nga xam ne dañu am moustache ak yooyu ñoom dañuy dindi carrément loolu wala ñoom dañ la siy dimbale rek di ko dindi chaque mois chaque 2 semaines naka lay demee. ñoom dañ koy dindi. totalement dañ koy si dafay ñëwaat. dafay ñëwaat. mais ni nga ko durée bi boo ko dindee tey ak cire bi mën na toog lu yàgg doog a ñëwaat comme jigéen ñi nga xam ne dañoo am li man dama ko am sama kanam bi dafay am karaw d'habitude su ma ko defaanalee sama bopp balaa mooy am une semaine ñii sax dañ ma koy tooñee dañ ma naan sa kanam bi dafa sëq. mais def naa ko boobu ba léegi dara génnul te xam naa ne njëriñ mi ngi ci ñoom nee nañ ma mën naa toog 1 mois du ñëw. loolu baax na de te musuma toog semaine boo xamante ne su ma ko deful sama kanam. loolu baax na dafay sëq. pour les gens qui ont ce complexe là parce que dafay complexe nit li mu wax c'est sànq ñu ngi wax ci élément bi que ne da ngay épilé wu 2 jours après nga gis ne karaw baa ngi sax alors qu'à la base booy épilé wu c'est pour que sa kanam mën a set pendant au moins une semaine. bu fekkee ne tey ak cire bi boo ko defee tu as la possibilité d'avoir 2 semaines ou 1 mois te sa karaw du sax sa kanam toujours rester normal mais loolu c'est si da ngay gis jigéen ñoo xam ne dañuy am fii nii ay karaw di am ay moustache léegi buñ ko jëlee di ko jéem a def ak lamset wala ñu koy dindi da nga leen gis tout le temps dañuy am waxuma sax bëri bu muy bëri mais dafay am ay picc. même pince sax yenn saa ngay gis ku jël pince di ko. boo ko buddee après loolu fu mu karaw bi fu mu génn picc lay nekk mais lii boo koy def ku la xool du xam ne sax yow da nga am sa karaw bi dafa poilé. doo ko xam moo tax loolu mooy njëriñu épilation. xool leen ko rek xool leen ko lu mu tëddee rek di blow. est-ce que cher na. si dina cher tuuti mais day doon prix boo xamante ne dafay abordable. raisonnable parce que loo xamante ne da ngay dem ñu dindi la sa karaw bi ba nga clean je pense que ne loo ko jëndee jar na ko. moo gën ngay jënd benn lame à 75 francs wala 50 francs def ko même pas 2 jours mu ñëwaat te risque yi la si mën a fekk bëri na parce que lame du ñëpp ñoo ko mën a yor si seen loxo yi. te comme ñun léegi dañoo bëgg mbirum make-up moom bu sa cili normalul moom sa make-up la may make-up du méttee defar trop. Lari dina ci ñëw make-up mooy maquillage. maquillage bi boobu dama si ñëw il faut ma ñëw fii indi leen benn maquilleuse bu daal di ñëw expliquer leen nan la ñuy defee. man daal day may jël rek man ko bàyyi te nga bàyyi di jël ko bàyyi ci mbedd bi. non mais oui ma xool leen Lari lu muy blowee xoolal gëmb nekk feneen. Lari yaa bon naan xaar ma dugal sama tànk ma daal di pédicure. li ma si bëggoon laaj rek mooy kii moom li ñu koy xëccee métti na di li ma ci bëggoon laaj rek mooy xam nga dañuy gis ne ñi ngi def cire boobu noonu est-ce que amul ay effet secondaire ci doomu aadama parce que xam nga dañuy jàpp ne souvent nit ñëpp seen yaram nekkul benn seen organisme yi du ñu mën a accepter yenn affaires yi est-ce que xalaatoon nga laaj ko ndax amul ay effet secondaire wala avec le temps du la indil yeneen complication ak yooyu. ñoom seen produit amul benn effet secondaire. parce que ñoom lii moom la ñu jàng ay spécialiste la ñu. ba pare comme dégg nga li mu wax bu la xoolee day xam ndax yow sa kanam bi dafa sensible wala sensibleul ba pare produit bi doonul produit boo xamante ne dafay dugg ci sa biir deret juste ci sa kaw peau bi lay yam te dafay méngoo ak sa peau bi ni mu mel sa sensibilité peau loolu moo tax du am benn effet secondaire doo am picc du la irrité du yàq sa kanam bi. léegi bu dee comme góor yi ñun suñu genre yi nga xam ne tout le temps dañuy am ay sikkim ci face yi nii bu ñu demee ñoom mën nañ ko dindi ak cire bi mu toog dootul gaaw a ñëw. dootul gaaw a ñëw maanaam nga dem ci coiffeur bi watu comme àll. gis nga àll dañ la wane ci kii bi ñu xool. dañ la wane gis en fait dama benn i. waaw non pas i bi sax mais comme àll ni mu setalee nii. c'est-à-dire bu demee bu ñu ko defaree xam nga moom souvent chaque semaine day dem pour watuwaat quoi. non maa ngi wat sama bopp de. waaw non je veux dire que non li may bëgg wax mooy
yaa ngi wat sa bopp chaque semaine mais est-ce que bu demee ak kiiwu siir bi bu ñu ko defee ndax di nga mën a toog par exemple une semaine 2 semaines 1 mois te du ñëwaat quoi. bien sûr mën na ko def bu ko neexee mu dem defi ji ko parce que dafa yor xaalisam rek di fay ba pare tamit dafa bëgg rafet comme ñëpp na ko dem defi ji mais góor ñi ñoom defu ji seen bopp yi ne dañoo war a dem ci esthéticiens yi ñu leen di defal yooyu xanaa léegi de plus en plus tu vois maintenant dans c'est nos femmes qui nous obligent à y aller. De plus en plus maintenant les hommes vont faire du manicure pédicure mais à la base je pense que ne xam nga Sénégal mentalité bi fi nekk rek góor bu dugg ci salon d'esthétique boo génnee ñu jaawarle la ñaari comprendre nga alors que ndeysaan da nga doon dem pour prendre soin de toi pour man tout le monde a le droit de prendre soin de soi muy loxo di tànk mais Sénégal nag moom pédicure manicure moom dama koy def moom waaye man yëgal naa la booy dem daal àndal ak sa jabar au moins mu leer leen ne sa jabar nga àndal man de damay dem dama koy jàng damay dem defi formation bi jàng ko def si yëpp fas yéene ko defal sama bopp tey loolu mën naa nekk ba di nga jàngale massage loolu mën naa ko yàgg na soo yi massage si yi def tànk pour nettoyer c'est des choses qu'on vend ce qu'ils ont dans 40 000 francs rek lañ def 40 000 wala fi nga dugal sa tànk sànq ak siwo bokkul de mais la ñu jàmm non siwo bi mu dugal non loolu genre lavabo la rek dafa rafet bu ñu jël dugal ko juste da ngay toog ci sa fauteuil toog ki lay defal toog nii mu lay defal yow déggoo ma de dama ne boobu la ñu bëgg ñun boobu ngeen bëgg voilà maanaam toog daal def comme les rois comme chaise ren bi roi bi mu teg nii ngeen toog ci gis chaise nga fii àddina la lépp fi ne ma wut sama chaise bu roi teg sama kër gis nga wut sama yëf teg doo risque jàng lépp bu dee massage moom na sa xel dal jàng naa ko ba mokkal ko am naa kañ ngay am kobaay kañ lay am kobaay bés bu ma yàlla mayee borom kër rek mu nekk sama kobaay laari looy tëjee way laay way te looy tëjee bu ma Seydina defante rek Seydina tam doo bàyyi jàmm bu may topp bu ma sës nii ok voilà tey nag lii lañ leen indiloon demoon nañ ci institut de beauté de la place boobu noonu bi ñu demee aussi fekkoon nañ fa Binta mooy borom ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko remercier ak Aïta aussi di ko wax merci beaucoup ba ëllëg ak jàmm incha allah si seen beneen rubrique bon plan ñu indil leen leneen dinaa fa ñëw ànd fa ak Laari incha allah